jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Gindiku FM 105.0 kaddu gi bàyyeekoo fii si Thiénaba ñu di leen nuyu nag di leen ziar di leen di jaajëfal rek bu baax a baax bu ngeen déggee Youssou Ndour moomu rek yaakaar naa ne seen xel sax war na mën a dem jàpp ni dañu war a waxtaanee li nga xam ne rek moom moo soxal wàllum politique ndax gis ngeen ni jamono ji nga xam ne ci la ñu toll muy rek waajal lii di élection locale yi nga xam ne ñaar fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu nekk ci la ñu ko rek fas yéene amal ku wax élection locale nag faaw nga tudd ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di candidat yi xam ngeen seen rajo Gindiku FM 105.0 nee naa leen saa su nekk rek dafay ànd ak yéen di leen gunge ngir ngeen gën a mën a xam ànd rek fan ngeen di teg seenu tànk jotaay yi nag li nga xam ne moom moo ko tax a jug mooy danañu dalal ki nga xamante ne nii moom moo di candidat bi ngir fësal rek programme bi nga xam ne am na ko waaye ni ñu koy defee ci ñoom noonu lañu ko fas yéene defee incha allah ci juróom-ñeenti candidat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diwaan bi danañ leen dalal kenn ku ci nekk ci ñoom dañuy waxtaan ak ñoom daañu leen a xamale ak leader boobu waaye itam leader bi dina fësal li nga xam ne rek moom moo di programme am bu ko defee nag loolu ñuy wax rek à vous de juger yéen ñi nga xam ne yéen ñuy déglu kenn ku ci nekk yaay am sañ-sañu tànn ka nga xam ne moom moo la saf Gindiku FM nag la mu cee def rek mooy wan leen ni leen kenn ku ci ne lii la mel waaye tamit lii la nam ma def ci ab diwaanam tey nag mu nekk mbégte bànneex ci ñun ñu fas yéene dalal rek waa coalition ànd liggéey suñu gox bu ñu ko waxee nag xel dina dem ci ki nga xam ne moom moo di Babacar Ndiaye ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkal coalition boobu tey nag dañu leen di dalal mu ngi feggoo ak ki nga xam ne moom moo di Abdou Diouf dañu koy dalal tey ngir gën leen a xamale ak ki nga xam ne moom moo di Babacar Ndiaye waaye dina ñëw tam ci li nga xam ne moo di ndoorteem ci wàllum politique waaye dina ñëw tam ci li nga xam ne moom moo di rek programme bi waxtaan woowu sax dinañ ko seq ak ki nga xam ne rek moom moo di Abdou Diouf bu ko defee ngir ñu ban cee gën a sori dañu lay jox rek sëñ bi Ndiaye Babacar ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñuy bàyyi xel Gindiku FM 105.0. voilà asalaamaaleykum soxna Ndella maa ngi nuyu waa Gindiku FM yëpp ak di nuyu aussi auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu yëpp vraiment di rafetlu invitation bi parce que lépp rek ci vraiment yitte doomu aadama yi la lépp rek ci lu doxal liggéey bi la. jërëjëf Abdou ñu jox la kàddu gi yow tamit nga daal di nuyoo ak ñuy bàyyi xel Gindiku FM 105.0. waaw Ndella ñu ngi lay di nuyu bu baax di nuyu mbokk auditeurs yëpp di nuyu waa Thiénaba bi yëpp di leen wax yal na yàlla defal ñëpp jàmm. merci beaucoup. mu ngi noonu kon ay ci noonu la ñu rek nuyoo yi moom yaatuwul xam naa ne dañu koy def jamono yi rek tuuti ñu bari wax tuuti. waaw bu ko defee sëñ Babacar ci yow rek la ñuy daal di ñëw nga tey bu ñu bëggoon a xam kan moo di Babacar Ndiaye donte xam nañu ko ci nii sax waaye bu ñu bëggoon a xam dëgg-dëgg ana kan mooy Babacar Ndiaye lan lañ ci mën a jàpp. jërëjëf soxna Ndella damay profité rek di ziar xalif généralu Thiénaba bi bàyyi sant di ko ziar bu baax di ñaan mu yàgg fi loolu te wér di nuyu chef de village yi nekk ci commune bi yëpp ku ci nekk da jox sa wàccuwaay. laaj boobu dinaa ci sawar a tontu man je pense que bi ma wàccee ci politique ak léegi ñuy suivre actualité war nañu xam ne en 2000 ci ñëw Talla Seck au niveau de la commune jamonoy commune Tall ci 2000 boobu laa commencé intégrer la politique derrière le sénateur Talla Seck loolu bëgg naa xam naa dina jaaxal ñu bari mais sama action politique dëgg boobu la démarré. waaw mais bu ñu waxee tey kan mooy Babacar dugg bu ñu xëy ne ci wàllum politique man moom xam naa ci ne mooy le directeur de la case des tout petits bu Thiénaba ndax loolu rek lañ mën a jàpp ci ndomba tànk yi nga xam ne laalewul ak politique. non du loolu rek la ñu mën a jàpp ci ndomba tànk bu laalewul ak politique parce que maa ngi Thiénaba yàgg naa Thiénaba yor naa fi ay ndomba tànk yu bari parce que jaar naa ci secteur yu bari. Avant may nekk état directeur cumulé naa ko ak yeneen ndombo tànk je pense que jaar naa ci poste de santé bi jaar naa ci poste de santé bi jaar naa ci maa ngi ci comité ad hoc bu forage bi boole ci yor la case des tout petits CGE bu école élémentaire bi man maa ko jiite kon je pense que bari na secteur yoo xam ne maa ngi fay yëngu. conseil local de la jeunesse yor ko. conseil local de la jeunesse yor naa ko fi juste après Ilimane Ndiaye man maa ko yor. sa tolluwaay ci wàllu njàng. su njàng ma dem naa ba ñu ne école élémentaire Serigne Ibrahima Seck nga dooree. non dooreewu ma sax école Serigne Ibrahima Seck. waaw maa ngi dooree Babac Séeréer. Babac Séeréer parce que ñëpp xam nañ suma papa daf fi nekk jóge fi ñu yóbbu ko Noto instant bi mu demee Noto ci laa dal école maa ngi ko dalee école catholique bu Babac Séeréer mais bi ma ñëwee nag maa ngi ko àggalee fii ci école Serigne Ibrahima Seck laa ko àggalee bi ma jógee école Serigne Ibrahima Seck ci laa dem Thiès
fa laa nekk ba cycle terminal laa arrêté au lycée Malick Sy. kon mën nañoo jàpp ni suñu candidat bi dem na ba fa nga xam ne rek moom moo di lycée ci wàllum njàngam bu ñu ñëwee itam ci li nga xam ne rek moom moo di sa ay début jëm ci wàllum politique xam nañu ni wax nga ni l'an 2000 ci nga ci dugg te ñu gis ni da nga bokk ci famille boo xamante ni bu ñuy waxee wàllu politique fii ci Thiénaba faaw xel dem ci yéen seen famille kon politique nekkul loo xam ne yow da nga ko doon lu la ci dugal. non foofu mun naa ne politique man dama ko doon. seulement choix day am ak principe. dama dugg ci politique mooy dama nekk Thiénaba suma papa di politique nekk fi responsable politique bu mag ca ba politique des politique nag nekk ci parti socialiste jamono yooyu tout tànk la ne aw ma woon capacité dugg ci politique bi yàlla di dogal li muy dogal juste pas bi suma papa di ñaan yàlla na ko xare àjjana muy góor gi Njaga Njaay moment bi muy wàññi bàyyi politique bi fekk na suma beneen grand mu ngi fi suma mag suma kilifa muy Adama Diop kon je pense que Adama moo taxawoon ci jamono boobu moom moo tolloon pour jël relève politique bi ci parti socialiste effectivement def na ko bi fi sama papa jógee ba léegi vraiment moom moo taxawal parti bi taxaw bu mucc ayib mais man bi ma jógee pour dugg ci politique en 2000 ñëpp xam ne ne riir bi amoon ci jamono 2000 avec l'arrivée de Abdoulaye Wade man Talla ñëw le sénateur Talla vraiment côtoyé ma dem rapproché ko commencé politique. ci jamono yi nga dugg ci politique waaye ci Talla Diagne nga ci àndal. ci Talla Seck ci Talla Seck waaw moom nga àndal jëm ci wàllum politique moo la jàngal wala am na loo jotoon a naam. non fekk na ma mokkal lu bari. nga mokkal bu baax waaw fekk na ma xam lu bari waaw. ndax ci famille politique moom ci nga bokk. dinañu dugg tuuti xëy na sax mu xaw a jëm ci côté tuuti privé waaye c'est pas trop privé dañu gis ni seen kër bu ñu tuddee politique ñu tudd ko waaye Adama mu ngi far mu far feneen yow tamit nga nekk fi waaye far feneen ngeen nekk yëpp benn bopp te politique ak ni mu fiiree cohabitation bi naka la demee ba politique laalu li nga xam ne mooy dëkkin wi. non mënu ko laal parce que aussi kilifteef dafa am côté boobu ñun yar nañu ci parce que nit ku ne da nga am sa xalaat war ko mën a défendre war ko mën a gérer comme ni mu la doyee kon je pense que Adama Diop nekk responsable parti socialiste man ma nekk ci beneen parti gisuma lu muy yàq ci politique su fekkee xam nga politique nag parce que ñun ci lañu yaroo su fekkee xam nga ko la wax de boo ko xamul nag mën nga ko critiquer parce que boo ko xamul su fekkee du politique rek moo la ñor mën nga ko critiquer parce que politique politicienne ci ku mu nekk ci yow rek doo mën a gérer loolu mais je pense que même bu dul politique da ngay gis ñu bokk benn kër bokk ndey bokk baay te du ñu bokk ay principe kon su foo jàppee ne loolu mën na am rek war nga nangu ne politique ñu bari mën nañ bokk kër te du ñu bokk ay principe damay lay dugg benn brèche bu ndaw demal ba ci mouvement nawetaan day gis benn kër mu am ñetti jours yi bokkul benn ASC boo ko tegee foofu rek dafay yomb waaw. waaw mais kii dem ba loolu nekk ci xelam xëy na day am loo xamante ni gis na ko baax na yow nga daal di leeral xëy na jëm ni ci wàllu kilifteef loolee bokk na ci li nga xam ne mënul yàq benn yoon nekkin wi ak dëkkin wi doonte sax politique dañuy wax ne dafa fiir yow yaa ngi fële kële mu nga nekk fële wax nga ni ci l'an 2000 ci jamono yi Talla Seck ci nga dugg ci politique ban gëm-gëm nga amoon ba dugg ci. non gëm-gëm bi ma amoon ba dugg ci lu leer la c'est parce que gis naa ne rupture amoon na te jamono boobu aussi comme maturité mu ngi commencé ñëw ci man mu côtoyé ma xamal ma ne gis naa ci yow vraiment loo xam ne de su ma soñoon nga jege ma après une très grande réflexion parce que toujours wax la ko man ku am kilifa laa ma waxtaan ci ak sumay kilifa mais pour wala ne këru politicien la ñu xamal ma ne y a rien de mal amul dara lu ci ñaaw liggéey la rek liggéeyal sa réew la liggéeyal sa gox la liggéeyal sa réew la kon ci laa amee ndigal dem rapproché ko commencé liggéey ak moom donte am na lu ma ay bagages yu ma yoroon ma la fekk na ma xam dara ci politique mais am na aussi lu bari lu ma jàngee ci moom. lu ma dolli. noonu la am na solo bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom moo di sa relation ak commune bi nga xam ne moom nga fas yéene laal donte tudd nga sànq ay ndombay tànk yoo xamante ni yow yoroon nga ko waaye ñun fa ñu bëgg a jëme mooy est-ce que tey jii mën nañu joxañ lenn loo xamante ni mën nañu jàpp ni kat
lii kat bi ko dëkk bi soxlaa moom Babacar mi nga xam ne tey moo taxaw di dagaan ñun suñu baat nii la ci taxaw woon ndax mën nañu joxoñ dara ndax day am ñoo xam ne dañ naan la poste de santé bi man def naa ci nangam am ñoo xam ne dañ naan école bi jot naa ci dugal nangam tey lan la ñu mën a joxoñ loxo loo xam ne Babacar mooy relation bi nga xam ne mën nañu jàpp ne séq na ko ak dëkk bi keroog bañ ko soxlaa. loolu soxna nee na parce que du ma ci xabaabal parce que auditeurs yi ñu ngi may dégg bokk na ci commune bi waaw je pense que amul couche amul benn secteur boo xam ne nii Babacar dugal na ci loxoom ba jeex takk amul maanaam dama joxe à fond pour la commune de Thiénaba amul boo xam ne dugaloo ci sa loxo sama loxo ba mu jeex takk mu ci sama loxo mu ci sama doole ci sama xel ak ci suma alal ca la ma ca mën parce que loolu la peut-être am na benn defin boo xam ne uute na ak ñu bari ni ñu koy defee ñu ma auditeurs yaa ngi may dégg boo demee ci côté santé demal ci côté éducation demal ci côté social demal ci côté environnement dama ne amul lenn lu ci yëngu ci commune bii Babacar nga interpellé ko wala nga ñàkk ko interpellé dugalu ci dooleem wala xelam. mënuñ ko tudd daal. non am na ñu mën a tudd mais déggoo li ma la dama ne la. su ma doon tudd li ma def ci commune bi yëpp. très sincèrement. en revanche may ma ñëw. en revanche man la ma doon def ak la taxoon ma di ko def. du lii tey du politique bi. du politique déedéet. c'est parce que waaye aussi tamit dafay baax ñiy dégg ni kii kat dafa soxla suñu baat. kon ndekete moo defoon lii ak defoon lii xam nga loolu aussi day dolli yaakaar. waaw déggoo xam nga boo dégloo rek dina leer dama ne la. waaw tudd naa couche yëpp tudd naa sa secteur yëpp. waaw nee naa la éducation. santé. social. ñu may dégg ku seq ak man ci social xam nga ku seq ak man ci éducation xam nga ni nga am ci éducation ñu may dégg. mais askan bi daal moom garaawul. askan wi sax dégg ma askan wi ñoo ko moom askan wi ñu ngi may gis. xam nañu ñu ngi may gis toujours ma nekk en action ci seen yitte. kon am na loo xam ne jarul xóotal. li wér ba wér man mooy sentir naa ne. jëf jooju ma doon jëf ci askan wi. waaw ñoom yëg nañ ko. te yaa ngi yaakaar ñu delloo. te loolu moo am solo walla. ma ne ko te yaa ngi yaakaar ñu delloo. incha allahu rabbi walla. waaw te loolu la yàlla bu yaakaar tas bala ñoo gën a wiyaat dañuy daal di taxaw tuuti. ndax ñu ngi gis ni kuréel yu mel ni kuréelu ARLS ak yeneen kuréel yu ci mel dañu gis ni jamono yi ñu passé ñu ngi amal ay waxtaan yoo xam ni dañu wax ni respecté loi parité bi moom kooku wax ju jàll la pare na respecté nañ ko ñëpp ci liste yi waaye dañ ni dafa am feneen foo xam ne fa lañ ko gën a yittewoo muy nag bu ñu waree sos li nga xam ne moom moo di bureau yi bu ñu xoolee élection yi nga xam ni passé na dañu gis ni daal jigéen ñi seen taxawaay daal demeewu fa noonu léegi nag ñoom seen sàkkuteef doon na bokk ci ni bu benn góor toogee nekk maire na ci beneen jigéen toog beneen góor toppaat ca tey le 23 janvier bu fekkoon te ni léegi daal nañ del si ñëw fii loolu ban taxawaay nga ci am. waaw loolu taxawaay bi ñu ci am mooy taxawaay bi ci ñëpp di xaar. mooy parité dugg na. ñëpp ñu ngi koy appliquer au niveau national. kon je pense que ñun commune Thiénaba duñ ci des ginnaaw d'autant plus que je pense que actuellement fi ñuy wax ak yow loolu moo nekk ci commune bi. am na solo lool boo ñu doon fàttali présenté ñu rek coalition ànd suqali ànd liggéey suñu gox. waaw kuñ ci mën a ràññee. coalition ànd liggéey suñu gox bi je pense que man Babacar Ndiaye maa ko jiite. ñi ñu ci mën a ràññee kenn ngi nii toog suma ndeyjoor muy Abdou Diouf. muy ku ñu ràññee ci coalition bi. ci njàmbaar ak ci pastéefam. boo demee à biir Thiénaba Gare il y a d'autres ñu fi nekk. soxna Anta Diop pour bañ a xuus ci góor ñi loolu nga ne parité amul. Fatou Diakhaté mu ngi fi. Ndeye Fatou Diop bu Bangaaj mu ngi ci. Ndeye Marème Soun bu Ndiané mu ngi ci. Anta Sarr bu Kër Xolle mu ngi ci. nga dem Lamine Thiaw bu Ndiané ak Lamine Tine. nga dem dans la zone nord di nga fa am Baara Diaw bu Kër Yoro. Alla Gueye bu Kër Mbaye Gueye. Assane Ndiaye bu Kër Matabara. Sëñ Saliou Ndir bu Ndindi. Maysa Sall bu Diayane. El Hadj Niang bu Kell. sëñ Moustapha Kane doomu sëñ Assane Kane bu daal jàmm. Aliou Thioub bu Bangaaj. maanaam yaatu na su ma toogee fii di lim ay Bas Diagne bu Njaañ. boo demee fii nu mu tuddati Ibra Gueye bu Daaru Samb. Ablaye Diaw bu Kër Maysa mu ngeen ñëpp ngeen xam ko. Adama Sall Touba Gueye. coalition bu yaatu la maanaam coalition la boo xam ne nii. bàyyiwul benn dëkk amul benn ci parmi les 38 villages. yi nekk ci commune Thiénaba amul jëmm ju nekkul ci coalition bi. voilà kon coalition bi laal na commune bi yëpp.
am na solo lool macha allah xam naa ni sax da nga nekk ci yoon est-ce que bu ñu dugalee bii rek du ñu la daal di bàyyi nga daal di mën a daw ci yitte bàyyi ñor ki nga xam ne rek moom moo di Abdou Diouf tey aussi tam ñi nga xam ne ñoo di askan bi jafe-jafe yi naam bari na yaatu na lool waaye ñun la ñuy sàkku mooy askan wi li ñuy sàkku mooy dañu bëgg daal moom bu ñu xasee ba ne teg nañ maire bi rek mu daal di sóobu nag ci li nga xam ne moom di liggéey bi bëggatuñu nag ay di dóor dàq xëy na di jëm naan xaar leen moom léegi te loolu yëpp dañu gis ni Thiénaba bu ñu ko méngalee ak yenn communes yi mën nañu jàpp ne xëy na doole ji bariwul noonu est-ce que tey jii coalition bi pare na moo xam ay partenaire am ak ay coopération yoo xam ne fii ne moom taxaw nañu fi taxaw nii di ko xaar que bu ñu jëloon maire bi rek ñu mën a sóobu ci liggéey bi. effectivement nañ bàyyi sax di wax commune bi dooleem bariwul. commune bi dooleem bari na. am na lu ko yàlla may. lu mu mën a jëfandikoo. mais pour dalal xelu nit ñi. nañu gëm ne ñun quoi la grande coalition ànd liggéey suñu gox. làmbatuñu li ñuy def. saytu nañu commune bi parce que ñu ngi yàgg nañ ci commune bi. seetantal nañ ko xam nañ li ñu mën ak li ñu mënul. kon suñu engagé woo. c'est nit du engagé wu ba pare ñëw di nabi ci mbir déedéet loolu duñ ko def suñu engagé wu c'est parce que gëm nañ ne bu ñu yàlla joxoon commune bi la ca des mooy liggéey nag programme a koy def ci kanam di nga ci ñëw ak Abdou. je pense que ku am programme buñ la falee waratoo fee nekk di def leneen li nga war a def mooy jublu ci liggéey bi kon côté boobu encore ma ci rassurer nit ñi coalition bii di coalition ànd liggéey suñu gox. pare na pour bis bu jëlee commune bi liggéey ciy topp parce que nag looloo ñu tax a jóg. waaw loolu la askan bi di xaar tam. très bien. am na solo lool ñu fàttali leen rek moom mooy Babacar Ndiaye bu coalition ànd liggéey suñu gox waaye mu ngi feggoo ak ki nga xam ne rek moom moo di rek Abdou Diouf bu ko defee xam naa ne dañu daal di sóobu rek ci li nga xam ne moom moo di rek programme bi waaye bii laaj moom bàyyil rek ma daal di ko jox ndax gis nañ ni wàllu ndox mi yow it yow yaa ngi ciy yëngu te ndox jamono yi dafa nekk jafe-jafe bu rëy rëy fi nga xam ne moom moo di si commune bu Thiénaba tey jii lan mooy li nga xam ne coalition ànd liggéey suñu gox mbébét na ko daar ci ndox mi. effectivement soxna Ndeye laaj nga moom lu ma neex loo xam ne nii bëgguma woon yaa ngi ma doon tuddal loo kii gis nga maa ngi naa la maa ngi ci comité ad hoc bu forage bi. waaw di nga may tuuti rek mooy indi historique ci li ma ci dugal. li ma dugal ci comité ad hoc bu forage bi sama école laa toog sama bureau sama téléphone sonné doomu dëkk bi laa muy sous-préfet. su ma jumul mbuub moo fi nekkoon jamono boobu dama la soxla effectivement ma dem wuyu ko lu amul seede baaxul keroog man ak Cheikh Ndongo la woowandoo Cheikh Ndongo bi nekk élémentaire ma ñëw fekk ko bureau mu ne ma dama la woowoon parce que de ginnaaw bi ma gëstoo nee nañ ma bokk nga ci jëmm yi nga xam ne buñ dugalee seen loxo ci liggéey bi mu dox moo tax ma woo la laaj ba xam mën nga ma may ma dugal ci nga liggéeyal ma loolu moo ma ci dugal. boobu ba tey maa ngi ci aussi dina nabi mais pour rassurer nit ñi daal coalition ànd liggéey suñu gox bii lu mu maîtriser la engagé man gëm naa ne bis bu ñu ñëwee ci commune bi bokk na ci nit ñi li ñuy njëkk a régler mu féetee boor mooy problème mu ndoxu Thiénaba parce que nag lu ñu maîtriser la. dama ci xuus trop mais lu ñu maîtriser la maanaam mënoo yor yenn pouvoir yi mënoo maîtriser leen ba pare yor yenn pouvoir yi te doo ko solutionner kon na population bi gëm ne solution baa ngi sunu kanam nañu yàlla mottali suñu yéene rek. ndox daal moom bu ngeen toogee jàpp ngeen ni. incha allah engagement boo xam ne jël ngeen. incha allah rabbi. am na solo lool duñu la bàyyi est-ce que. dama lay na nga ko garder var nag parce que jamono noonu lay doxee. Babacar. à la mairie de Thiénaba. avec la grande coalition ànd liggéey suñu gox problème mu ndox résoudre nañ ko pour fii pour Thiénaba. li ci des programme bi nañ ko bàyyi ak am. waaw kon ñu jaajëfalaat ñi nga xam ne ñooñu soog a dab ci déglu ni ki nga xam ne moom la ñu fas yéene rek jox kàddu gi moom moo di rek Abdou Diouf ginnaaw bi ñu noppee ci kii di Babacar nga xam ne rek dafa am ay yitte yoo xam ne moom moo ko dab waaye lépp di jàmm kon Abdou Diouf moom la ñu fas yéene rek àndal wéyandi ak moom li nga xam ne moom moo des ci wàllum liggéey bi Abdou bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom moo di seen programme ci wàllum ndox ki nga xam ne moo di Babacar wax na ko nee na incha allah bés bu ñu leen joxee moom jafe-jafe
jafe-jafe ndox dana nekk problème boo xam ne dana wan commune bu Thiénaba gannaaw loolu du sama ay kàddu moom ay kàddoom la bu ñu jógee ci li nga xam ne moom moo di wàllum ndox dañuy daal di ñëw ci beneen tomb bu am solo muy li nga xam ne moom moo di wàllum wér-gu-yaram loolu aussi tamit ana lan mooy li nga xam ne coalition ànd liggéey suñu bopp programme na ko ci tey jii ni bu jotoon ci mairie bi lépp loo xam ne mooy jafe-jafe jëm ci wàllu wér-gu-yaram yooyu xëy na dana ko saafara. waaw Ndella ñu ngi lay sant bu baax di encore une fois di nuyu auditeurs yëpp waaye di ko commencé ci suñu sëriñ suñu sang xalif général Baye Assane Seck di ko ñaanal yàlla yor ak gudd fan suñu ko nuyu nañu wàcce kenn yëpp waaye di nuyu aussi chef de village yu Thiénaba di Serigne Alassane Niane Seck ak imam ratib bi bu Thiénaba di nuyu aussi chef de village yëpp di ko commencé ci Baye Mbaye Samb mi seen président donc di kontaan bu baax aussi di fi toogal coalition ànd liggéey suñu gox te mouvement Wallu Askan Wi porté ko Wallu Askan Wi àndu nawle donc porté ko ñi ngi leen di jaajëfal aussi bu baax ci invitation bi di ñëw directement rek ci question bi nga wax muy question santé xam nga santé dafa nekk loo xamante ni si ne priorité la ci Thiénaba parce que suñu santé bi vraiment dafa avancé wul dara donc ñun dañ ci am programme bu mucc ayib boo xamante ni si ni defee nañu ne daal mën na gën mais nag santé dafa xaw a am ay normes donc bëgg nañu Thiénaba am hôpital bëgg nañu am centre de santé mais loolu lépp dafa am ay normes moo tax loolu mënuñu ko am en parfaite collaboration ak le khalife général xañ na peut-être état mënuñu ko awee mais buñ dee xool dans les normes Thiénaba attanagul hôpital ni centre de santé. kon centre de santé yi diggoo leen ko. pourtant gars yëpp jàpp nañ centre de santé jot. je dis que ne xam nga booy jaatal benn mbir tamit da nga koy teg ci réalité yi mu war a amee dama la wax ne la. bëgg nañu ko. bëgg nañu aussi centre de santé mais dañ koy xam naa ne li ñu ko mën a may moo ñu ànd ko en parfaite collaboration ak mara bu ñu ñaan ko mais norme yi nga xam ne moom la war a am pour nga am centre de santé yaa ma ko gën a xam ñun ñëpp xam nañ les normes yi nga xamante ni noonu la ñu am pour am centre de santé donc kon digge ko wala ngay wax naan dina am wala dinaa ko def. mais kon ab nekk ba ñu tudd nag comme nekk. non si c'est un souhait boo gisee nit ñi di ko tudd. c'est un souhait loo bëgg la xam nga bëgg naa ko ba wax na la. xam nga tey ni mu jëlee engagement ci ndox mi bokkul ak engagement. non on prend pas l'engagement ferme on parle de notre souhait ci programme lañ nekk kon bëgg-bëgg la ñuy wax. engagement la de. non on n'engage pas c'est déedéet. ci ndox mi. non ndox mi. dañ ci am engagement parce que ndox mi amul. norme suñu diggante ak loolu mooy norme bi c'est l'état bi dafa am norme yoo xamante ne si ni moom la ñu am pour yaa mu gën a xam pour construire centre de santé pour construire poste de santé de telle sorte que ne mën nañ ko peut-être contourner par ak l'appui du marabout moo tax man la wax na bëgg nañu ko bu ñu ko yàlla mayee ñu liggéey ci est-ce que mënoo leen woon a comme yéen a ngi yaakaar jot non defal ndànk est-ce que mënoo leen woon a jiital loolu dégg defal ndànk nga ne ma tey kat am nañu avalu sëñ bi wax dëgg yàlla mu ngi yéene nee na bu fekkee jot nañu mairie bi wax dëgg yàlla pare na moom non xam nga engagement bu sëñ bi man duma ko jëlee non loolu day fekk ngeen dem ca non déglu ñun dem nañ ci sëriñ bi dem nañ ci sëriñ bi waaw sëriñ bi li mu ci man moom tamit mooy plaidoyer parce que mbir la moo xamante ne si ne dafa am ay normes pour loi la yoon la yoon moo ne da ngay am lu toll ci lii pour nga am centre de santé am lu toll ci lii pour nga am hôpital ainsi de suite mais dama la bëgg wax ne tout ça c'est pas important gis nga muy hôpital muy case de santé yi muy poste de santé l'essentiel c'est le contenu c'est l'essentiel c'est le contenu mooy li nga xam ne moom la nit ñi di soxla pour faju même buñ ko fekkee poste de santé fekk fokku leen ko mën a defal mais c'est pareil ñun ci suñu biir kii li ñu amagul nga xam ne yoon may na ko ñu mën koo def ci bilan nga xam ne ko gis xam ne exagéré wuñu parce que am na yoo xam ne aussi tu exagères su ma ñëwee dinaa fi def hôpital ça c'est de l'exagération ñun duñu exagérer dañuy yëm juste ci li nga xamante ne ba pare nag di bëgg leneen nag parce que aussi noonu la mën a dox noonu lay doxee waaye li nga xam ne ci lañ toll te toll ci mooy dañuy fexe ba nga xamante ne si ne poste de santé bi ab centre de santé mën na ko bañ a yóbbu dara te mooy infrastructure yi mu war a am ak matériel bi mu war a am ak personnel bi mu war a am nga yow nga former leen recruter leen def leen ci poste de santé bi organiser poste de santé bi de telle sorte que yokk ko ba nga xamante ne si ni ku mën a ñëw yi tamit di nga ces services yi ngay soxla woon di nga mën a faju ci faju goo xamante ne si boo demee centre de santé sax mën nga am doo ko faju yéen kon ci noonu ngeen gën a taxawee ko centre de santé non ci loolu parce que loolu
lañu amagul léegi nag ñu dem nag wëri nuñ mën a def ba am centre de santé xam nga dama la gis sa njaal benn wax ne la soxla nañu centre de santé Thiénaba parce que population bi laaj na ko mais nag mënuñu ko assez parce que dañu loo xamante ne si ne dafa am ay normes pour nga am ko parce que mbir mi aussi dafa war a ànd ak xam-xam nag da ngay xam li ngay wax waaye da ngay xam aussi booy programmer li ngay programmer lan la laaj li mu laaj su dee à ta portée là da ngay dem nga battre ko pour jëli ko mais ce n'est pas à notre portée pour le moment li ñu jot a gis mooy li ñu amus néew nañ ko defar ba mu baax ba mu normal ba répondre les besoins de la population. kon seen programme foofu la taxaw ci santé. pour le moment léegi nag loolu mooy au niveau des postes fexe ba élargir postes yi jox leen les outils nécessaires à ce que ñu mën a am service boo recruter ay sages-femmes yu bees ay sages-femmes am ay ambulance am ay matériel échographie ainsi de suite ak yu mel noonu tout yooyu yëpp ñun programmé nañ ko tey am nañ ci xalaat boo xamante ne si ne ak appui bu ñu yaakaar boo xam ne yaakaar na ne buñ ca àggee boobu question problème santé moom dañ ko réduire peut-être à 80%. buñ leen faloon gën gaa yéex ban délégué ci suuf. non buñ ñu falee rek départ nañ bi xam nga fi mu ne ab commune la kenn wóotal woo laaj ca làmbatu te ñun ñi bokk coalition bi yëpp dañoo yàgg liggéey ci commune bi nag xam nañ de néewuñu lay rek na cëpp de néewuñu lay na cëpp donc service boo ci nekkee pendant 12 ans 20 ans di ca sonn nekk ci commune fu ne nga dugg fa dugg fa génn xam nga donc ñun suñu programme ci santé bëgg nañu même les cases de santé ku ci dugg mu nuru poste de santé j'ai pas dit mu doon ay poste de santé parce que li ma wax ci norme yi am ci hôpital moo am aussi ci case ci santé yi am ci poste de santé yi mais Kairé tey boo ko xoolee mi ngi répondre daanaka mi ngi liggéey lu tolloog lu poste di casu Kairé bi il suffit tout simplement nga élargir service yi pour que mu mel ne poste ñu bare mën ci di faj yeneen noonu la yeneen cas yi mel yeneen cas yëpp tey bu ñu leen joxoon tey jii ni mën nañu recruter la commune bi am na possibilité am na pouvoir recruter des sages-femmes recruter mais am na pouvoir aussi former ASC yi relais yi matrone yi ba nga xamante ni si daañu leen mën a utiliser donc ñu séntu ko ci yéen incha allah kooku ci départ bi sax ci départ bi on va essayer de former tout le monde mais aussi li ci am solo li ci gën am solo mooy mutualiser les acteurs sanitaires c'est-à-dire boole ñii li poste de santé yëpp ñuy dimbalante selon leur capacité kenn ku nekk fa nga tane sa morom nga mën ko fay ñu mutualiser suñuy force en santé El Hadj Diop di sopp na bi dafay liggéey lu rëy ci santé maanaam couche bi nga xamante ne si ni yëpp ñooy liggéey ci wàllu santé ñu fexe ba lëkkale leen commune bi aussi nekk en parfaite collaboration ak mais ak disponibilité ak ñoom ba nga xamante ne si ne li nga xam ne ñi ngi koy soxla wala ñi nga xamante ci moom pour santé bi mën a dox ñu mën ko di pencoo di ko waxtaane di jëlandoo décision ensemble mais di ko réaliser doo ensemble dina tax commune bi bu fii du jóg fee toog fee sooxe fee nangam fépp day daal di mën a ànd donc ça loolu ci biir doxalin wi la donc ci fexe ba bonne gouvernance bi ñu maîtriser ko foofu mais aussi fexe ba gérer kii comité yi nga xam ne ñoo yor santé yi ñu teg leen ci normes yi ñu war a tege budget yi ñu di ko approuver comme ni ñu ko war a approuver parce que soo dee xool wàllu doxalin wi aussi ci diggante communes yi ak poste de santé yi dafa des taxawaay bi dafa des bu baax a baax yooyu yëpp bëgg nañu doxalin buñ ci ñëwee doxalin wi gën a suudewu gën a ñoŋ ça c'est la bonne gouvernance ci santé wax nañu ni seen yéene li ngeen seen programme bokk na ci fexe ba poste de santé yi lépp loo xamante ne moo ca war mu ne ca. tout à fait xaalis itam di ngeen fexe lu ca war mu ne ca. tout à fait CDS ne ngeen di ngeen fexe lëkkali leen. poste yi sax di ngeen fexe lëkkali leen ba ñu gën a mën di jàppalante di gane moromam mën a gunge moromam. waaye sànq dañu wax Babacar ni mairie bi nañu bàyyi di wax amul doole. waaye mën nañ ko comparer ak yeneen mairie yi waaye neen nañ bàyyi di wax amul doole parce que mairie bi commune bi kon autant pour moi yor na loo xam ne moom mën na ko dundee loolu la wax sànq. yow sànq bi nga ñëwee ci wàllu centre de santé li tax ma bañoon foofu ñu
ñu xaw ci kii yoontu tuuti mooy ñun dañu bëggul loo xam ne askan wi nee na dañu bëggul loo xam ne dangay wax nii laa kii ba pare ñu jox le mairie ba pare nga sugal nag bëgg a xalaataat loolu noo koy defee loolu moo taxoon sànq bi nga indi centre de santé man la est-ce que kon duñu ko bàyyi te taxaw foo xam ne jàppandi la parce que dañuy bëgg nag keroog bu ñu leen joxee mairie bi lépp loo xamante ne nii engagé woon ko ngeen daal ciy sóobu wax nga sànq ne dañ ciy sóobu wax nga li nga jëm ci mooy poste de santé bi ci lan ngeen ko fas yéene liggéey ba xaalis ngeen ko fas yéene liggéey poste de santé bi waaw yi ngeen wax sànq yi nga wax sànq ci wàllu santé waaw loolu nga ne ba lañ leen xalaat pour liggéey ko waaw Ndella gis nga partenariat waaw xalaat nañ ko mais xalaat nañ suñu doolee bopp mën na liggéey 4 postes de santé lañ am 4 postes de santé yi ñu am yëpp soo leen xoolee yu ci baree bari boo demee fu mel ni Kër Yaaba poste de santé Kër Yaaba daanaka yenn service yu bari rek ngay additionné pour mu sotti pour li nga bëgg lépp nga am ko soo demee poste bu mel ni Thiénaba tey jii ni élargir ko la laaj ñu tabax ci ay yeneen centre soo demee fu mel ni Bangaaj élargir ko laaj na élargir tuuti mais li ci ëpp solo mooy ñu tabaxaat yeneen ay salles yoo xamante ne si dañ fa mën a recevoir yenn malades yi soo demee fu mel ni Jaayeen dafa laaj moom ñu defaraat ko totalement yooyu yëpp étudier nañ ko léegi nag pour fu ñuy jëlee xaalis mooy si gis nga commune li ëpp doole ci parce que état bi muy tërëwal commune yi amul benn commune bu mu tëral defar la boo xamante ne si ne amoo potentiel yi yóbbu sa bopp mais léegi il suffit que nag kan moo war a réveiller loolu boo demee bay laaj commune bi war ngaa xam fan nga war a mën a jëlee xaalis bi mais commune yu Thiénaba am na xaalis commune yu Thiénaba li mu am li ci ëpp doole gën caa kii suuf la am na suuf mais am na ay nit am na ay boroom xam-xam yu rëy am na te potentiel gënte rëy bu boroom xam-xam am na ay liggéeykat ay jàmbaar am na ay valet am na lépp loo xam ne nit war na ko commune war na ko am pour mën a développer boppam ñi nga wax budget bi mi tourne autour de environ 300 millions budget bi xaj ne lépp mën nga ko bañ a jot mais est-ce que budget bi li mu war a am li nga xamante ne si ne mi nga war a ñëw ñi ngi jëli nañ ko est-ce que ñi ko yor sax xam nañ exactement ne budget bi ñu yor nii war naa mën a am fee xaalis war naa mën a am fee xaalis war naa mën a am fee xaalis parce que des na moo taxoon USAID bi mu fi ñëwee mu formé GTS bi da doon liggéey ci loolu tegoon na benn programme boo xamante ni si ne teg benn planning boo xamante ni si biñ ko xoolee buñ ko doxaloon tey ji commune bi passé na 500 millions di dem. kon daal mën nañu jàpp ne am na rukk yu ngeen gis. tout à fait. Donc GTS boobu dinaa ci egsi. GTS boobu liggéeyoon na ba ñun ñu amoon 51% en bonne gouvernance loolu la waral maire bi muy ñëw waa USAID invité woon ko fële Dakar jox ko benn raaya en bonne gouvernance aujourd'hui malheureusement c'est chuté parce que aujourd'hui ñu ngi ci 34% jël 510e commune c'est parce que li ñu waroon te loolu bu ñu ko appliqué woon dañuy am xaalis xam nga Ndella il faut mu dugg ci programme fu ñuy wutee xaalis bi nga ñu bëgg a laaj. fu ñuy jëlee xaalis bi mooy ruq yi nga kii noonu pour ñu avancer tuuti. tout à fait donc ruq yi ñu ko war a jëlee yëpp xam nañ ko ruq yëpp Ndella xam nga Ndella ma wax la benn affaire ak santé amoon nañ fi benn programme ci santé amoon fi ay partenaires du sax santé c'est au niveau du développement ay partenaires yoo xam ay italiens lañ demoon nañ ba gars yi dama ko ñaawale gàddu ngeen seen costume yi sax ba bëri na dem Italie c'était amoon nañu programme boo xamante ne si ne bu duggul rek tey jii commune Thiénaba deetul wax ci santé dara de mais deetul wax ci bay dara deetul wax ci élevage dara lépp incha allah dafay danaan boy donc genre collaboration te ba léegi nag partenaires yooyu ba léegi ñi ngi ñuy déglu ñi ngi ak ñoom parce que ñun ñoo doon dox loolu ñoo ko doon dox xam nañ fan la leen jaar ñi ciy gërëm bu baax Elimane Dieng Elimane parce que partenaires yooyu aussi Elimane ci réew waaye Mass Mbeng moo tax moodu yi aussi ci suñ biir programme ñun dañ leen a bàyyi xel ba dañuy yóbbu boo xam ne dañu bëgg suñu moodu yëpp ñu jël leen boole leen ci benn association boo xamante ne si ne tuddee ko benn cadre de concertation des émigrés ñoom it ñu dugal seen loxo ci biir commune bi kenn ku nekk ci fa nga toll ak na nga ko mane parce que loolu masse moomu moo njëkk indi partenaires yooyu ñoo ko waa FEDAI donc yooyu yëpp ay li la wax mën nañ cee jaar mais partenaires yooyu si defuñu il faut ñu xool ki ñuy liggéeyanteel kan la waaw baax na
kon loolu leer na mu jëm ci wàllum santé bu ñu waxee santé tam éducation lañ ciy daal di tey li nga xam ne moom moo di njàng mi ndax xam nañ ne moom réew mu la raw rek mooy réew mi nga xam ne wax dëgg yàlla moo jàngal ay ndawam kon santé bu éducation aussi tamit lan mooy programme waa ànd liggéey suñu gox jëm ci wàllum njàng mi. waaw programme bu yaatu la nag mënu xam naa damay. ma defaat nag ni nga ma defoon santé tey tàllalal ma ko noonu rek. non dama koy tënk ko ah. voilà xam nga fi mu ne dañu am commune Thiénaba soo ko xoolee dëgg la en éducation aussi comme ni may wax dafa am norme yoo xam ne soo ko amul village bu ko amul mënul am école am na village yoo xamante ne si mënuñu am école. donc caagéen parce que dafay am loo xam boo ko gorgé wul ci population. waa IA parce que waa IA wala kii du ñu nangu nga am école parce que du am sens daal. mais bëgg nañu fépp foo xamante ne si ne war naa am école ñu def fa école mais fexe ba aussi abri provisoire jóg fi te loolu mën na ñëw bu ñu ko calculer boo calculer da ngay am ne chaque année di nga am nouveaux élèves lu tollu 600 et poussière mais war ngaa mën a fekk à chaque année nga prévoir ci école yi nga xamante ne si amaguñu salle de classe yi ñu war a am yëpp nga fexe ba à chaque fois ñu am ay kii. ay salle de classe. mais abri provisoire jóge fi daf fi war a mën a jóge abri provisoire suñu xoolee ci budget bi bu ñu xoolee aussi capacité bi ñuy am à chaque année war nañoo mën a tabax lu mu bon ñetti classes yu bees lu mu bon lu mu néew war nañoo mën a tabax ñetti classes yu bees mais at mu jot mais aussi ñu fexe ba nga xamante ne si ne xale yi daañu leen aar ci seen jàng fexe ba aussi numérique bi dugg ci ñoom teel a dugg ci ñoom parce que dañuy tànn benn monde boo xamante ne si il faut xale bi teel a maîtriser affaire numérique loolu aussi bëgg nañu mu dugg ci école yi. bëgg nañ tamit parents yi dañuy sonn ci fourniture école te soo dee xool Thiénaba rek la ñuy ñëw naan fourniture ñetti kaye ñeent ak nangam ñoo def naa non dañu bëgg bu école ubbee kenn ku nekk sa sac da nga koy gàddoog say fourniture dem. waajal ngeen loolu incha allah. beneen bi ci des parce que da nga ñëw ci éducation beneen bi ci des éducation du rek. école français yi mais am na alxuraan bi ñun dañu bëgg a organiser suñu daara yi dugal ci suñu loxo leen subventionné lu mu bon sax bu fekkee néew na ba néew sax chaque daara parce que 19 daara lañu am 19 daara yi chaque daara ñu fexe ba nga xam ne at mu jot lu mu néew daañu la jox boog 250 000 ça c'est le minimum. 19 daara commune Thiénaba 19 daara yooyu. ñu organise ba nga xamante dañu mën a am subvention ba nga xam ne xale yi deetuñu génn non seulement di jàng mais di nga mën a am loo leen fayale kii bi loolu nag c'est en premier lieu ñuy tendre vers bëgg nañu ñetti zones yi zone bu nekk ñu taxawal fa benn daara moderne boo xamante ne si ni waa dañuy jël ñu nekk foofu ñi nga xam ne ñoo yor daara yi organiser leen de telle sorte que ñun dañuy tabax rek daara yi fexe ba nga xamante ne si ne dina am administration bu normal la ca des yëpp nag ñu bàyyee leen ko ñu tudd ko ay daara moderne mooy yi ngay gis ñuy wax internat yi ñu organiser ko ba nga xamante ne si ne yow sa doom ji su jóg 3 ans yi wala 4 ans bu fa jógee ñëw ci daara ji bala muy ëgsi wala muy toll ci jàng école dana mokkal alxuraan ñu fexe ba Thiénaba commune Thiénaba comme nañ ko xamee nga xam ne dëkku commune islam la amul sax lu ñu rax ñu fexe ba loolu aussi dox bu baax ba nga xamante ne si ne commune bi xale boo fi fëgg rek mu taral la baqara ba naasi. wax nga sànq ci wàllum école yi nga ni bokk na ci seen ay yéene dëkk boo xamante ni toll na ci maanaam population xale yi toll na ci am école bëgg ngeen fa samp école tey bu fekkonte ne nii fukki dëkk la ci misaal ñu ne ci 2022 janvier ngeen jot mairie bi année scolaire 2023 2024 bu fekkoon ni fukki dëkk la ñaata yi ngeen jàpp ne moom mën ngeen ko def. bu fekkoon ne. bu fekkoon fukki dëkk la. ñoo toll ci am école ak seen population. xam nga ndee la booy def programme. waaw da ngay njëkk étude. étudier nañ commune bi. waaw xam nañu ne. fii mu toll mais am na étude yi ngeen xam ngeen te aussi tam wax nga ma ne am ngeen ay partenaires. waaw dama la bëgg a wax ne la. fukki dëkk yooyu ngay wax. ci misaal laa wax c'est un exemple dama ne ci misaal. waaw ci misaal. waaw bu nekkoon fukk la moom nag biir na ne ñaari wala ñetti moom incha allah dañ fa def école. dañu ne. wala pare góor leen. dañu ne non ci laa ñëw ni dañu ne. ci biir programme bi. première année bi lépp loo xamante ne si ne programme war nañ ko ci première année bi. dañu fexe ba nga xamante ne si ni daañu ko mettre en pied
minimum deuxième année ci début deuxième année bi xam nga lu tax loolu commune bu bees dañuy jot si bu bees la ñuy jot si am na ay manquements yu bare il faut ñu defar étude bi il faut aussi ñu réorganiser ko commune bi d'abord commune bi di ko sooxee leneen li il faut première année bi ñu jéem a redresser doxinu commune ba pare deuxième année bi nag lépp réalisation boo xamante lépp loo xamante ci waxoon nañu ko rek daañu fexe ba dans les 6 mois yu njëkk yi dans les 6 mois yu njëkk yi dañ ko démarrer loolu la waaw loolu leer na incha allah maanaam seen deuxième année waaw maanaam buñ ne tëll xam nga ci commune bu bees lañ jëm li ñu bëgg mooy commune bi ñu jëm commune bu bees la gaa xam nañu lu bare lu jàpp moo tax ñu wax ne première année bi moom il faut que ñu redresser ci ngay former cadre de concertation yi ci ngay former yëpp yi nga xamante ne si ne mooy assise bi te nga xam ne dafa yàqu dafa nasax former ko nag ba nga xamante ne si li ngay réaliser ñu ngi koy réaliser cible bi daañu pare parce que il faut cible bi pare pour que li ngay réaliser ñu mën ko appréhender tel que ni nga ko bëggee comme ni nga ko bëggee donc première année bi moom dañuy fexe ba cible yëpp pare donc réalisation yi nag nga xam ne bu ñëwee deuxième année bi yow li ngay ñëw di réaliser da ngay fekk ñi ngi koy réaliser ñëpp pare nañ programme bi day ñëw rek di dérouler nag tam incha allah kon réalisation yi nga xam ne mbébal ngeen ko ci seen programme li nga xam ne mbébal ngeen ko seen programme réalisation yi di ngeen ko door ci seen ñaareelu année ci juróom-benn weeru njëkk yi. waaw xam nga su ma nee la li ñu programme parce que defar boobu ma lay wax noonu programme la. waaw defar boobu ci année bu njëkk bi lay jaar. waaw mooy bonne gouvernance bi waaw réalisation yi. waaw léegi nag lépp parce que boo ko dee jot yaa ngi ko jot janvier. waaw janvier li nga mën a def mooy dox. janvier 2020 janvier nga koy jot. daanaka sa budget boo wax yaa ngi koy février ngay commencé defar budget parce que présenté wuñ budget comptabilisation présenté wuñ ko donc yow soo ñëwee da ngay jàpp ne mois de mars nga war a commencé bokk di li ci des yëpp il faut nga def diagnostic gu restant yi da nekk trésor da nekk ainsi de suite dans les 6 mois léegi préparatoire bi nag loolu la bu ko defee da ngay jàpp ne le minimum booy duggaat janvier minimum war naa fekk 2023 war naa fekk réalisation ci bari signal bi commencé daw moom incha allahu rabi. waaw loolu laa waxoon sànq rek. waaw loolu dama ne bu ngeen jotee mairie bi ci janvier 2022 bii. incha allah janvier 2023. danañu mën a séen ak bët. teg li nga xam ne programmé woon. tout à fait muy clignoté. maa la wax loolu. baax na loolu leer na incha allah wax nañ ci li soxal wàllum ndox mi ndax jafe-jafe la si Thiénaba wax nañ tam lu soxal wàllu wér-gu-yaram waaye tam wax nañ tam lu soxal wàllu njàng mi waaye dañu ñëwaat ci beneen côté boo xam ne tamit askan wi waaye jigéen ñi dañ koy jooy bu baax mu jëm rek ci wàllu mbalit mi bu ñu doon ñëw tey ci côté assainissement tey lan ngeen ci programme bon ñun suñu assainissement dafa xaw a doy waar yéeme la def pour ne pas dire autre chose moo tax ñun dañu gis ne déjà am na ñu ñëw di ñu dimbali ñu UCG mais ba tey des na li ko desal mooy ni mbay mbalit mi bu ko UCG jëlee amul fu mu ko yóbbu pollution bu ngand mu am fii pollution bu ngand mu am fii ñu def mbalit donc li jiitu mooy fexe ba dëkk bu nekk am dépotoir ñu bàyyi di setti mbalit ñu fu leen neex mais aussi boo bëggee ñu am dépotoir il faut que nga teg leen ci conditions yi ñu mën a amee yi ñu koy fa mën a yóbboo donc il faut que dëkk bu nekk ñu organiser ko de telle sorte que mbalit ma dana am lu ko mën a jëlee ci biir kër yi yóbbu ko ci dépotoir bi donc en premier lieu donc il faut ñu organiser nit ñi yàlla dimbali ñu nag ak ala jóg ba defar na jigéen ñi suñu jigéen ñi macha allah foo dem ña ngay bale ña ngay nangam donc il suffit tuuti pousse rek ñu mën a dem donc il faut aussi service bu yor mairie bi bu yor mbalit mi nekk au niveau de la mairie mooy base bi d'abord ñu former benn service boo xamante ne si ne wàllu mbalit lay occupé fexe ba dépotoir am fexe ba luy yóbbu mbalit mi aussi am nañ benn oto am nañu sax ñaari oto benn oto bi ci des mooy bi nga xamante moom la masse bay nga indi woon tey ba tey conseil bi yëgul sax ne oto boobu am na fi parce que bu ñu la joxee dara da nga ko war a ñëw présenter conseil bi xam ne lii am na ñu mën a jël disposition ya ca war donc am nañu l'appui de l'État avec du UCG am nañu aussi ñoo xamante ne si ne mooy waa Ferraille yi ñoom dañ leen sant mooy ñuy dindi mbalit mi loolu tamit programme état la état bi moom ba programme c'est pas au niveau de la commune wala léegi commune bi amagul service boo xamante ne si ne moo yor wàllu mbalit bi bëgg nañ bu ñëwee toog service boobu am fi bu ko defee service boobu dina saytu naka ak ànd ko ak population bi ànd ko ak comité de salubrité yi ñoom yaa jeeg ñag ak ñooñu ñu xool ba xam naka la ñuy def ba mbalit yi mën di génn
naka la ba mën a dem ci dépotoir yi dépotoir yi aussi dañ ko organiser de telle sorte que ki ñuy jël suufam wala ki nga xam ne fa la ñuy jëm dafay nekk en parfaite collaboration ci biir structure boobu ñu yor ba nga xam ne moom it du rëccu lu mu doon defee dépotoir te yooyu yëpp ay collaboration la ay coopération la entre dëkk ñi commune bi ak ñi nga xamante ne si ne ñoom lay liggéeyal loolu bëgg nañu bu ñu jógee fii bu ñu ko yàlla joxee incha allahu rabbi daañu recruter ñoo xamante ne si ne ca mbalit mi la ñuy liggéey ci benn service boo xam ca mbalit mi la ñuy liggéey ndax lii ñuy ngay wax naan am na fi dañ leen a recruter commune bi recruter wu leen c'est dañuy liggéeyal état fi ñu leen yemloo foofu la ñu war a yem te ñun on veut aller au-delà soo leen xoolee daanaka ci Thiénaba rek lañ yem te la commune c'est 38 villages 33 amoo 11 villages te war nañoo xawal ba xool ba fenn fu ci nekk mbalit du la sonal incha allahu rabbi mooy loolu nag assainissement dafa xaw a yaatu noonu it la ñuy def pour fosse yeeg ak yu mel noonu bëgg nañu commune bi ci boppam am autovidance boo xamante ni si day nekk à la disposition de la commune nga xam ne fépp foo xamante ne si ne ci njëggu yomb dina mën di dem di jëli fosse yooyu ak ndox yu kii yu mel noonu loolu aussi am nañ ci beneen xalaat am nañ ci xalaat boo xamante ni si ne ci wàllu suuf si la jëm buñ ci àggee ci wàllu suuf si la jëm pour aussi parce que suufu Thiénaba dafa dee suuf si dafa dee léegi li mu daan indi ci koom ba léegi dafa mën rendement bi dafa réduire trop donc loolu aussi am nañ ci beneen xalaatin boo xamante mën nañ koo def ba bu soobee yàlla pompe kii bi suuf si aussi ñu suqali ko ci wàll woowu incha allah loolu yëpp à partir de janvier 2023 incha allah dañu wax ne fii ku fa am doole jigéen ñi la doole loolu am programme yi si ñoom kuy wax développement jigéen a tax may wax jigéen mooy yaay mooy lépp man je regrette beaucoup su ma xoolee suñu budget en général doo ci gis benn yoon ñu def ci féminin nangam ñu jigéen ñi nag ñun suñu programme ci jigéen ñi li ci jiitu mooy appuyer jigéen ñi d'abord en formation ñu am xam-xam su leen yàlla dogalee ñu am xam-xam ñu defal leen ay projet yoo xamante ne si daañu leen fexe ba encadrer leen ci financement mu mën a am xam nga ndee la li ñu gën a tardé suñu jigéen ñi dañuy ñëw toog leen dig nañ leen financer nañ leen wutal financement dem banque ñëw indil la financement dem banque ñu indi jox la 200 000 300 000 tey bala ngay jógee ci biir banque bi rek sa 50 000 lekk nañ ko soo ñëwee nga dem jëndi ko war koo jaay wala nga war koo transformer bi dara xamoo li ngay transformer lu mu doon ndax amoo ci xam-xam wala boog xamoo sax li nan nga ko war a defee ba mu méngoo ak jamono ba nga mën koo jaay parce que méngoo bi ak jamono mooy ñàkk gee xam méngoo bi ak jamono ci hygiène ci du mënti doon doo xam noo koy defee donc dañ leen war a jëkk mooy ñu dañoo bëgg ñun jàngal leen d'abord ñu xam li ñu am comme parce que potentiel la ñu am nuñ koy exploiter ba mu amal leen njariñ fexe ba nga xamante ni si aussi dañ am marché boo xamante ni si ne local lay doon boo xam ne li ñuy jaay li ñu produit yi nga xamante ni ñu ngi fay def produit yooyu ñuy transformation beeg yu mel noonu ñu mën a am fuñ ko jaayee te dindi leen te loolu boo ko bëggee def faaw nga lëkkalee communication bi war a am ci diggante dëkk yi maanaam yoon yi il faut mu dox mais il faut communication dox parce que marché gis nga say boo ñëwee samp ay mbaar samp ay kii te préparé wu lii alimenter marché bi day sotti moo dal Kayre am na marché mais marché ba mënul dox parce que marché bi li nga war a na indi marché bi dox ñàkk amuñu ko bëgg nañ aussi 3 zones yi dama ko mënee waxee noonu ñu fexe ba nga xamante ne si ne ñetti pàcc yi daal daa ñu fexe benn bu nekk ñu former fa benn unité dooleel Fass Jom ñu jël Fass Jom def ko mu nekk entreprise boo xam ne dinañ ko dooleel ba mais noonu tamit dañu bëgg yeneen unités yi ñuy former mu yeneen 2 unités yi nekk ci kii bi yi ñuy former noonu dafa ay unités yu mucc ayib nag yoo xamante ne si dañuy parce que ñun dañu bëgg en bonne gouvernance mooy dañuy defar ay cadre de concertation au niveau de chaque village cadre de concertation yi dafay am benn cellule féminine yoo xamante ne seen ñoom la ñuy jël lëkkale seen biir ñooñu ñooy formé wu di régler unité yooyu nag mooy alimenter suñu marché yi fexe ba nga xamante ne si ñu aussi jigéen ñi dañu am accès ci suuf si ñu organiser leen dëkk bu nekk ñu defa ferme agricole suñu mënul sax ba mënul nañ leen ko barbaral def ci teen ba ndox mën a ñëw fexe ba suuf sa mën a naddi parce que suñu jigéen ñi ay jàmbaar lañ bu ko defee produit yooyu ñu fay jëlee nag mooy ñëw ci marché bi su ñëwee ci marché bi rek nit ci des ñooy daw jël si ko nga am marché. kon loolu yëpp yéen a ngi koy waajal. bu baax. incha allah waaw fexe ba ñu jot suuf si. waaw priorité la
parce que jigéen ñi boo leen organiser ñu am suuf am ndox ñu am suuf am ndox am benn organisation bi fexe ba aussi au niveau de ces cadres de concertation may wax cellule de communication yooyu am benn banque boo xam ne ça lui est propre te mun nañ ko am étudier nañ ko ba xam ne ñoom li ñuy génne suñ ko jëlee téel ko seen bopp tourné waat ko rek jërul ñu lebi kenn banque parce que banque yi ñu si bari ci ñoom ñoo leen nërméerale ñu ci bari ci ñoom ko sànq dégg nga ni ma la ko waxee dañuy mujjee mooy parce que man mii rek ak en collaboration ak Crédit Mutuel financé naa fi lu ëpp plus de 30 millions ak ay mais avant muy àgg sax dama rus man parce que da ngay mujj gi finition bi jigéen ñi ñu am luñ mën a fay versé ci te xaalis ba lekkoon nañ ko te lekkuñu ko gaa pour lekk ko nii rek la ñuy nab-nabim lañ mënut a am dara parce que amuñu yenn formation yi amuñu li foo xam ne mën nañ ko accurer amuñu aussi benn kii bi encadrement bi ba nga xamante ne si ne dañu bëggoon a am dañ ko am. kon daal jëm ci wàllu développement ngeen jaar ci jigéen ñi. waaw ci xam-xam ngeen di njëkkee. tout à fait. wax ngeen tamit ni yéen a ngi bëgg marché local boo xam ni da ngeen ko fiy def. tout à fait wax nga itam ba ngeen ñetti unité yoo xam ne ñetti zone yi benn bu ci ne ngeen def ginnaaw bu ngeen dooleelee fas jom. tout à fait dañu bëgg dëkk bu nekk lu mu néew mu am ñaari machines yi muy soq lu mu néew daal ak wol ak fexe ba ñu xamante ne si ne kenn teetul génn di walaa defe walaa ne nangam allégé tuuti seen kii parce que loolu mooy tax ñu man li ñuy programmer ci mbay mi wala li ñuy programmer ci unité yi jigéen ñi mën ko def bëgg nañ aussi organiser leen ci biir unité ba nga xamante ne si ay crèche dina am yoo xamante ne si yow mi bëgg a dem liggéey ci dëkk bi sa yor doom da ngay jaar ci crèche bi rek wàcc fa sa doom dem liggéey ba pare boo ñëwee jël ko daal di ñëw tout ça c'est dafay lëkkaloo su lëkkaloowul rek développement bi day sooxe benn boor. incha allah incha allah incha allah xaar ñu lool. bu ñu waxee ci jigéen ñi faaw tam ñu tudd ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ndax sànq ba léegi bi ngay wax jigéen ñi est-ce que yaa ngi doon bàyyi wala xel ñi nga xam ne ñooy les jeunes filles du woon ñoom de mag ñi nga doon wax formation ak financement yi. jeunes filles aussi tam yaa ngi leen doon lu ngeen leen programmé. xam nga quand on parle de femmes. ñun on parle de manière générale. jigéen ñi bu dee jeunes filles ñii dañu nekk ci école. wala ñii jàngatuñu xañ na ñii jàngatul. xañ na ñi ngi ci kër yi wala ñi ngi sëy. ñooñu nag la ñuy formé. ñu ñëw fekk si xam nga mag ñi dañ doon xalal xale yi rek. waaw non comprendre naa pour ñu avancer tout. tout à fait bu ko defee ñoom aussi bu ñu amee formation bi. ñoom ñoo war a relever maintenant le défi. ensemble comprendre naa. tout à fait tout à fait. ñu dem ci jeunesse ak sport. jeunesse et sport je pense que jeunesse bi laay njëkkee. ñun dañu am jeunesse boo xamante ne si dama la defee dañu xamul dëgg-dëgg ñoom parce que jeunesse bi ñu am ñi ci ëpp doole ay intellectuels lañ donc war nañu fexe ba encadrer leen ba ñu am ay formation yu baax encadrer leen encadrement bi. dem na ba ci ñiy jàng nga xamante ne am na jeunesse bu bari boo xamante ne si fi mu ne jàngatuñ même y a des étudiants yoo xam ne dañuy ñi ci dëkk yi toog même seen waa kër yi sax defe nañ ne ñu ngi jàng ba léegi or que sax jàngatuñu en vrai moom donc ñooñu ñu jël leen dëkk bu ci nekk ñu xam ñi nga xam ne ñoo fa nekk ay intellectuels amuñu formation ñu fexe ba duggal leen ay centre de formation yoo xamante ne si kenn ku ne à niveau bi nga toll ak niveau bi nga toll parce que kenn ku ne ci niveau bi nga toll rek am na formation yoo tollal te développement communautaire mais fii ak ñeneen structure yoo xam ne dañuy ñëw pour appuyer communes yi en technique ñu fexe ba ñooñu ñëpp ñu am formation bu baax d'abord ñu fexe aussi ba nga xamante ne si ni daañu créer ay ferme agricole digne de son nom financer ASC yi mais ASC yi ñu yor ni moment bi ñu toll nii boo leen financé woon tey jii dañuy am problème pour liggéey lu tax parce que formation bi ñu war a formé wuñ leen ko li nga xamante ne si aussi moom la ñu war a leen fa lañ war a viser en développement viser wuñ ko dëgg-dëgg sport lañ gën a viser sax que développement mais bu boobaa nga xam ne ak lëkkale bi ñu bëgg a lëkkale les cadres ces cadres de concertation da nga leen mën a defal formation ba mucc ayib donc d'abord c'est la formation deuxièmement bi mooy ñu fexe ba ñu am accès à la terre ci seen organisation yooyu fexe aussi ba mën a am financement yu ñu commencé di ñoti te suuf si buñ ci delloo te gëm ko ak borom xam-xam yi ñu am yi nga xam ne am nañu ñu bari ñoo xam ne am nañ xam-xamu suuf fii ay xale yoo xam ne li ñu jàng wàllu suuf la jëm ñu fexe ba jige leen xale yooyu
jigéen leen ba nga xamante ne si ni daañu mën a ànd ak jigéen ñi ànd ak population bi baykat yi ñoo ànd defaraat suuf si mais ñu ànd ci organisation boo xamante ne si ni dañu mën a dañu suuf si dañ ko exploiter suñu bopp ñun li ñu bëgg mooy jeunesse bi ñoo ànd ak ñoom exploiter suuf si ñu tëgg ay projet yoo si fexe ba ñoom ñu mën di tëgg ay projet yoo xam ne daañu ànd ak ñoom di wuti financement bi te bu ñu ñëwee dañ ko mën a def loolu mooy côté jeunesse bi sport bi bëgg nañu village bu nekk minimum nga am terrain bu praticable ay sport village bu nekk bëgg nañ ko minimum liñ ci programme mooy chaque village ñu defal la délibération li ñu tollool lëgum ci commune bi nga xam ne moom départ bi moom la mooy dëkk bu nekk am ñu délibéré fa benn terrain de foot boo xamante ne si stade municipal bi dañu bëgg mu am turbine lañ bëgg mu am ko stade municipal bi mais yeneen zone yi yeneen stade municipal yi tamit ñu am ay turbine ñoom tamit am ay grille de production am turbine loolu ak des partenaires am nañu parce que fi mu ne ku ñimee rek dañ laa déy boo gisee ñun suñu démarrage ak ni ñu demee parce que ñun kii ñoo kenn ñun suñu bopp rek dañu li ñu gëm mooy développement bi war a am Thiénaba ndawi Thiénaba ñoo koy def mais dañ koy def aussi ci ouverture ubbeeku ci àdduna bi ubbeeku aussi ci par rapport ak yeneen communes yi donc fexe projet yooyu yëpp ñun tëgg nañ ay projet yoo xamante ne si bare nañ pour am ko mais li nga xam ne moo gën a jàmp mooy dëkk bu nekk na am terrain buñ ko clôturer d'abord fu xale yi di foowee mais nañoo am aussi fu xale yëpp di daje parce que ñun cadre de concertation yooyu ñuy def cellules yi nga xam ne moom lay jeunesse bi di jël dañu bëgg ñuy daje fenn di xàccandoo di dóorandoo ñu leen fay defar formation yi leen fa orienté di def politique de communication bi ñu bëgg xam naa ne yéen moom am ngeen problème parce que ñun politique de communication bi ñu bëgg il faut que yéen moom li ngeen ci am ci waar dafa rëy développement bi on ne peut pas développer sans se communiquer il faut que ñu fexe ba communication bi di commune bi utiliser presse locale yi utiliser leen mais utiliser leen ci développement ñu orienter population vers le développement gis nga lu Abdoulaye Wade doon waxee il faut travailler toujours travailler il faut que ñun li ñu bëgg nga xam ne mooy doxal commune bi ñu collaborer parfaite collaboration ak yéen xam nga lu tax tey jii nii rek même ñii di nga xam ne tey ñi ngi dagaan seen askan ñi dagaan seen baat xamuñu dëgg li ñuy joxe lu mu doon pourquoi parce que communication bi war a am seen bi pour ñu xam ne commune bi lii seen wareef la ca lee seen wareef la lee ñoo ko moom lii ñoo ko moom nit warta def ñu warta def lii nit warta def laa loolu il faut que mu jàll ci biir askan wi ba nga askan wi xam dëgg commune bi lan lañ ca waral ak lan lañ ca warul la loolu mais gis nga cadre yooyu aussi pour ñu xam ñun fan jëm ak fan lañ leen bëgg a yóbbe il faut que ñu communiquer ko ak ñoom ñu bëgg am parfaite collaboration donc ñun suñ biir programme dañu leen a bëgg suñu cellule de communication bi nga xam ne au niveau de la commune lay nekk da ngeen di nekk les membres d'office yoo xamante ne si ne yéen la ñuy àndal doo lépp loo xam ne communication la mais communication bi boo xamante ne si ne aussi dañ leen di appuyer dooleel leen keroog ci suñ biir programme dañu ne ñun secteur boobu dañu war a am véhicule boo xam ne ça sera disponible pour eux nga xam ne mooy parce que liggéey bi presse locale bi disponible pour eux waaw parce que bu ñu ko deful li ñu bëgg askan wi xam fa nu jëm parce que askan wi loo def benn projet bu cible bi sensé wul ci projet ba nga jëm projet ba day nax say donc il faut cible bi sensé rek il faut de la bonne communication donc la communication boobu dañu bëgg aussi mu dox ci biir jeunesse bi de cadre daal de concertation boo xam ne communal lay nekk bu jeunesse ñu defar nag parce que loolu su ma ko waxee donc foyer des jeunes mënul ñàkk foyer des jeunes ak foyer des femmes priorité numéro 1 la fi mu ne incha allah. am na solo lool am na benn laaj boo xam ne sax dab na ma dafay delluwaat jëm ci wàllu santé wax nga sànq que ni poste bi am na lu bëri loo xam ne yéen ngeen ko ci waaye kii daf ma laaj mu ni bu ñu taxawalee poste yi ba mu war a taxawee gis nañu aussi tam ni li nga xam ne moom moo di mutuelle de santé yi dañu am taxawaay bu dëgër boo xam ne am nañ ko ci askan wi ndax bokk na ci la nga xam ne moom mooy yombal faj yi ndax nee na bu dee la war ci poste ba war na te xëy na faju mi jàpp na lu tamit daanaka loolu njëriñam du bari waaye dafa gis ne ni mutuelle de santé yi ñoom tamit am nañ ci njëriñ doole boo xam ne daal mën nañu gunge askan wi ci seen wàllu faj mu oyof mutuelle de santé. waaw xam nga ndee la programme bi da nga koy jukki moo tax yu bari dem ñun mutuelle de santé bi dañ ci am programme bu rëy boo xam ne li ñu bëgg mooy ku am xaalis am accès ci faju ku ñàkk xaalis kenn du yëg ne amoo xaalis ci politique sociale bi ñu bëgg a def dañu bëgg képp koo xamante couche vulnérable yëpp d'abord
dañ leen di ñëw ñu dugg mutuelle loolu moom commune bi moo koy jël en charge mooy les handicapés mooy les hommes les personnes âgées mooy ñi nga xam ne couche vulnérable bi ñi nga xamante ni si dañoo néew doole commune bi mooy ñëw chaque année fayal leen ñoom ci mutuelle bi élèves yi 1000 francs yi ñu war a fay ci mutuelle bi commune bi mooy fayal élèves yi commune bi yëpp chaque année boo bëgg nag support parce que loolu suñu ko xasee def parce que man xam nga nekk naa secrétaire général mutuelle de santé bi donc buñ ko xasee ba def mutuelle bi dina am doole ñu ngi teg ci nag chaque année ñu subventionné ko mutuelle de santé bi mais bëgg nañu mutuelle bi am siège boo xamante ni c'est aussi parce que nee naa sànq dañu bëgg a lëkkale les acteurs yor santé acteurs yooyu yor santé lëkkale leen mooy yëkkale boole leen ak mutuelle yi mutuelle yi yëpp ci ay acteurs lañ bokk bu ko defee foofa daañu mën a teg wàllu faj mi yombal géeg lépp ci nga xam nga faj mi fi mu ne dafa cher fi mu ne boo duggee fii nii tey sa doom bu feebaree boo ko fi indee rek sa 25000 daanu na boo bokkul mutuelle 25000 daanu na ñi bokkul mutuelle yëpp seen 25000 day daanu donc soo xoolee ñi bokk mutuelle lu mu bon mën ngaa wax seen 12500 bu ma ko xaajee ci digg bi par exemple pour waxee ko noonu rek seen 18500 lañ jot la ñuy fay daanaka lu mu néew ni lu mu bari bi sax laay wax bari 12500 la ñuy donc bu ñu fexee ba nit ñi adhéré ci mutuelle yi commune bi dooleel mutuelle bi dina mën a dem ba universel boobu ñuy wax mu nekk mu am au niveau de la commune te liñ ci bëgg mooy mu universel ñëpp inscrire au niveau des mutuelles de santé waaw c'est le problème majeur ñun dañu bëgg en premier lieu mooy ñu def le plan d'occupation des sols il faut que ñu xool suuf si il faut ñu gëstu ko fi mu ne commune bi soo demee den laaj li ngeen fi délibéré jox ko ay nit ñaata la li ma wérte wóor mooy mënuñu la ko wax maanaam liñ fi délibéré jox ko ay nit ak li nga xam ne moo fi des mënuñu la ko wax ñu bëgg nag ñun bu ñëwee ñi njëkk a def mooy plan d'occupation des sols ñu xool fi nga xamante ne ni fii dafa adéquat pour bay ñu ne zone bi yëpp pour bay rek la fi nga xamante ne si ne dañ ko war a jëpp prévoir pour des entreprises des usines et cetera ñu ne fii dañ koy tuddee zone industrielle lu xam ne dañ koo am ci programme bu jëm foofu fii la jëm li nga xamante ne si ne dañ ko prévoir pour ay dëkkuwaay ñu xam ne lii dëkkuwaay la fii ku lu fi waaye am tamit na nga xam ne dëkkuwaay tax ñu di ko def yaa ngi dégg su ñu defee noonu ba pare it am na benn baat bu may faral di wax mooy li ñu bëgg ci suuf si mooy jënaxi Thiénaba yi ni leen muusi Thiénaba yi war na ba pare parce que yaa ngi may dégg jënaxi Thiénaba yi ni leen muusi Thiénaba yi war na cela veut dire que suufu Thiénaba na ko waa Thiénaba yeeg loolu nag ça n'a rien à voir ak nga am ay partenaires mais partenaire li ñu ci wax mooy gagnant-gagnant donc partenaire bii ñëw indi xam-xamam ak dooleem na ñëw fekk ñu toog ci suñu suuf ak suñu man-man buy dem nañu fi bàyyil suñu suuf na yóbbu moom la mu fi indi woon ñu bàyyi suñu suuf loolu mooy coopération mooy noonu la war a demee gagnant-gagnant win-win boobu la ñu bëgg a instaurer et non pas di jël suuf si di ko délibéré ay nit ëllëg ñu di ko donnaloo seeni doom boobu dafa war a doon rupture benn bi ci des mooy fexe ba nga xamante ni bépp jeune bu fi nekk nga am kër fi nga dëkk te loolu incha allah surtout fu mel ni Thiénaba liñ ci bëgg mooy ñu recruter tous les jeunes yi nga xamante ne si amuñu fi ñu dëkk ñu attribuer leen directement suuf si ñun ñoo ko moom te ñun ñoo ko war a dëkki kon nañ ñu ko jox donc loolu moom programme la boo xamante ni li ñu bëgg mooy bu ñu nee bëreet rek ñu def benn recensement boo xamante ne si ne bépp jeune bu fi nekk daañu ne la kër goo mën a dëkkee ngi nii buñ daggee dëkkuwaay mais en parfaite collaboration aussi ak ñi nga xamante ne si ne ñooy dëkk yi xam nga système bi dafa changé mooy léegi alignement amatul lee am mooy projet de lotissement projet nag bu ñu ko dee wax cible la tax donc demande yi nga xam ne ñoom nga am ci population bi ñooñu ñuy cible yi ñu fexe ba nga xamante ne si ñooñu aussi seeni besoin la ñuy satisfaire et non pas jël dagg àll bi nit ñeneen jariñoo ko ñu bokkul ak ñi nga xamante ne si ne ñoo fi def donc wàllu suuf si moom il faut ñu réorganiser ko d'une autre manière ba nga xamante ne si ne délibération mënul ñàkk mais boo xoolee code bi li mu wax sax mooy ku fi dëkkul bu ko kenn délibéré suuf loolu la moo ne ci code bi de ku fi dëkkul bu ko mu ne lu dul ne kooko dafa indi projet boo xamante ne si ne dafay laal njariñu askan wi yëpp
kon ñii nga xamante ne si ne ñoo jël suuf si dëkkuñu fi war nañoo xool nuñ xoolaat bu baax nuñ def bañ jox leen suuf si. beneen bi ci bu dee projet lañ indi woon nañ ko def nañ def délibération bi ci biir projet bi nga xam ne kooku bu heure bu jeexalee dañuy fi bàyyee suñu suuf dem yoonam mais système bii ñu yor nii muy système mu délibéré ay nit suuf ñoo xam ne dëkkuñu fi boobu système ak suñu mouvement rupture lañ ci bëgg a def incha allah. baax na incha allah olof lay wax ne na li duuf ci nag bi yëpp xajandoowul ci cin li xam naa li seen programme yëpp mënuñu koo bécc fii tey. laalal ci sécurité bi dëkk bi amul kaaraange. waaw dina sécurité xam nga sécurité fi mu ne daanaka ñu ngi sant nag parce que am na gendarmerie mi ngi fi gendarmerie ngi fi yéen am na yi dëkk yu bari yoo xam ne si am nañu courant mais bëgg nañ yëpp dëkk yi nga xamante amuñu courant ñu wut ay lampadaires solaires yoo parce que lu yomb la ah lampadaires solaires yoo xamante ne si ne day wër dëkk yëpp dëkk boo séen daa war na nañ ñi guddi mais fexe aussi di organiser nit ñi parce que gendarmerie même police mënuñu nekkal fépp ñëpp parce que mënuñu dajal mais ñu fexe ba organiser ci dëkk bi dëkk bu nekk jàppale leen nag dugal ci suñu loxo ñun ba nga xamante ne seen dina am ay ay comité yoo xamante ne seen dañu mën di veiller à la sécurité mais aussi bon dee la bëggoon naa ba ma ko mayee tuuti ñu dugg ci décentralisation bi ni ñun dañoo programmer suñu décentraliser yenn services yu commune parce que au niveau par exemple de la zone nord zone est et cetera ñu décentraliser yenn services yi boo xoolee xale yi nga xamante ne si ne dañuy ñëw fii di wut ay kayit di def ay jugement dafa bari li ko waral lépp mooy zone yi ñoo xaw a éloigné ginnaaw kii nag dañu bëggoon ñun ci suñu programme décentraliser services yu bari yu mel ni état civil bi ñu fexe ba nga xamante ne si ne dëkk yu yenn dëkk yi da ngay mën a toog sa kër rek wala da ngay mën a nekk ci dëkk booba am nga fa au lieu que ngay ñëw Thiénaba dina tax lu bari gën a yomb ku mel ni Bangaaj tey dëkk yi am poste de santé ñu fexe dëkk bu am poste de santé am benn centre secondaire d'état civil dëkk bu am poste am benn centre secondaire d'état civil dina tax yow boo jógee ci poste bi ñëw mën a kiyal sa bopp fexe aussi ba chef de village yi aussi ñu responsabiliser leen ba nga xamante ne si ne lu mel ne ay kii mariage yi ak yu mel noonu constat bi dañ ko mën a def en premier lieu parce que loolu ci centrale bi ngeen dañ ko mën a defee si ñooñu aussi am liggéey boobu mais aussi ñu fexe ba ñi ñëw ci dëkk bi di jaar ci ñoom maanaam ñuy defar bala ngay ñëw fii di def résidence ay certificat de résidence ak yu mel noonu ñu décentraliser ko borom dëkk yi am ci responsabilité bu rëy yooyu maanaam service yu mel noonu bëgg nañu ko décentraliser ci biir commune bi ba gën a jàppandal liñ tout à fait voilà loolu aussi mi ngi ci suñu biir programme ñi ngi ñaan yàlla des na yeneen ak yeneen nag parce que programme bi gën na large lool de donc dee la tout à fait kon dee la d'une manière ramassée ci question yi ngi ñu posé ci yenn kii loolu daal nëbët nañ ko namm nañ ko aussi mais dañ ko teg aussi nag ci xam-xamu ak attan bi commune bi yaakaar ne commune war na ko attan parce que commune bi déjà ak sànq yaa ma koy wax ak carrière de sable bi jàpp nañu ne mun na lu bari parce que comme ñoom bi ñu defee seen diagnostic bi passé gis nañ ne à moins de 11 jours il avait 1 million et poussière cela veut dire que ne donc ñun buñ ci mën nañoo basé ci loolu te li ñu wërte wóor mooy erreur de gestion am na foofu erreur de gestion ñun bu ñu ñëwee bëgg nañoo gën a dooleel gestion bi gën a fexe ba nga xam ne gestion bi dina am transparence mais ndele boo xoolee tey lu mel ni li ñu jot am ci ay suuf ak li nga xamante ne moom la ñuy joxe soo xoolee li nga xam moom lay tey ji boo xoolee mutation yi xool kii mutation 60 000 la moo tax commune rurale bi 25 000 la ko doon def commune bi 60 000 la léegi mais dañuy fexe ba 60 000 yooyu aussi ak kii yooyu yëpp mu doon loo xam dina servir ci li nga xam ne moom la mais ni système bi dañ ko il faut ñu changer ko mooy système bii ñuy doxee nii baaxul il faut que nit ñi li ñuy contribuer ñu ngi ci gis seen bopp te mooy mu dem ci fa mu war a dem. dem ca sant nañ la gërëm lu ñu bàyyi la nga tàggoo ak ñuy bàyyi xel Gindiku FM 105.0. waaw Ndella xanaa rek di kontaan bu baax nag di leen gërëm di ñaan yàlla nag ñun yàlla nañu jël ko mais yàlla nañ leen fi fekk ak jàmm ba ñu ànd liggéey bi parce que ñun li ñu bëgg mooy ànd ak liggéey beeg presse locale bi yëpp mais ànd ko ak population yi parce que ñun liggéey bu leer boo xamante ne si ne bu ñëpp di participation citoyen yooyu moom la ñu bëgg nit pour participer ci ko ab commune kenn rek mënu ko yor il faut ñëpp yor ko moo tax ñun ci seen benn programme bonne gouvernance def nañu benn comité boo xam ne c'est des sages bu ko defee même les anciens PCR même les notables foofu la ñu bëgg tous les 6 mois ñu ànd ak ñoom collaborer foofu waxtaan fa
nuñ la ñuy def ba soqale Thiénaba nan la ñuy def ba génn Thiénaba donc lu ñu bëgg participation citoyenne boo xamante ne si dina mucc ayib sa sant Ismaïla mi sant ñi nga xamante ne si ne ñëpp ñoo di sant nag bu baax suñu yaay Mariam Kayre di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg àgg yàlla na ko fa yàlla àggale ndax su fa àggee rek commune bi dana développé incha allah rabbi di sant nag waa commune bi yëpp. sant ko bu baax sant leen tam yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel Gindiku FM 105.0 di wax rek ni jotaay yi nag li nga xam ne moom moo ko tax a jóg ndax xam ngeen ni Gindiku FM 105.0 moom laalewul dara politique waaye nag lii dafa bokk ci ay mission ngir képp koo xamante ni dafa taxaw ni dafay daggaan baatu askan wi mu xamale leen ak kooku xamale leen tam ak li nga xamante ni moom la nam ci gox bi bu ko defee nag li xale yi di wax naan yéenay seet yéenay seet après yéenay xool wax dëgg yàlla doy waaye Gindiku moom li mu war rek mooy xamale leen ak ñi nga xam ne ñooy laaj seen baat su ko defee ñu sant ko bu baax a baax sant tam ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel Gindiku FM 105.0 soxna Ndella moo nekkoon ci kàddu gi ma sant tam Ismaïla ji sama góor di ko jaajëfal tam bu baax a baax sant nañu ñëpp gërëm leen di leen jox nag dox daje ak beneen leader incha allah fii ci Gindiku FM 105.0 jërë ngeen